mbokk yi benn waxtu mooy door a jot sënkam asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot liit xabaar yi bokk na ci liñ fas yéene faram-fàccandi li aju ci wàllu doxalinu njiitu réew mi Ousmane Sonko bu Pastef doon génn itam am ay kàddu yoo xam ne jot na ko rotal kaddu yoo xam ne itam am na loo xam ne daal xëpp na ko ci cere ji daan ci dikk léegi déglu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko li aju yi tamit ci li nga xam ne moo aju rek ci bilan xëyma gi nga xam ne tam fi la tawat bi toll Covid 19 bi fii nu toll nii yëf yi mi ngi gën a yokk fii nu toll nii ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan am na ñaarit yoo xam ne yu yeesaat yoo xam ne jot na ci amaat itam daan ci dikk léegi déglu ci Marie Xemas Ngom Ndiaye mi nga xam ne dikkaat na ci natt yooyu le ci bisu tey bile daanaka ni ma koy aada woo di waxee li ci ëpp wenn ratalu képp la woo xam ne wi dafa jëm ci tawat ji daan ci nag ñàkku nag ñu toftal ci lenn ci ay xabaar yoo xam ne moom ko ci toftal Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu mbir mi dafa mel ne pëccëxoo ak itam mën a daal wax joo xam ji dafa dëng ak ñàkk a leer dafa am ci ni nga xamee ne loolu la ñu yoree crise bi maanaam tolof-tolof yi Sénégal di jànkoonteel Ousmane Sonko moom moo yëkkati ay kaddu rotal yooyu itam ne daal régime ki nga xam ne moo di Macky Sall moom mi jiite réew mi doxal yi na may daal itam ak itam ni nga xamee ne noonu la yëf yi tëddee dafa mel ne daf ci am loolu dafa gàll góose ñu déglu ko sax moom ci boppam Ousmane Sonko. soo jëlee ay décision ne fii laa bëgg a jëm balaa ngay dox ba si yàgg nga ne changé na xanaa di nga xayma ba ne décision yi ma jëloon lii moo ci baaxul lii moo ci baax ba tax ma war a ba changé waaye xëy rek ne changé naa à 380 degré te kenn évalué wul li nga jotoon a def problème am na. évaluation boobu nag moo mën a andi enfin li ñuy wax réajustement mooy defaraat mooy xoolaat nuñ koy rectifier. lii nag introduction la woon pour ñu gën a xam la may wax lu mu doon lii dañ koo defut safaan wala ñu def moo tax mu andi ñu fii ñu nekk nii ole ñu def loolu li ci njëkk mooy dañoo def li tubaab di wax cavalier seul mooy dañoo xëy génne seen décision def seen répartition li war a dem ci ceeb li war a dem ci diwlin li war a dem ci ay garab ak leneen ak leneen amul kenn kuñ ci waxtaan ñu ne déet ki waaye ñu passé seeni commande ci anam yoo xam ne kenn xamul passé seeni commande li ci gën a yéeme mooy gannaaw bu mu jëlee moom Macky Sall décision te waxtaanu ci kenn moo tax li ma doon waxtaan ak ñenn ci sama mbokk opposition bi dama leen ne luñ la consulté wul ca bañ koy nas nuñ la ciy boole ca bañ koy exécuté loolu dafa jaarul gannaaw bu mu ko defee dafa dem tànn benn ministre am nga xam ne li ñu doon tooñee ay Karim Wade naan ministère de la terre du ciel et cetera léegi nag dañ daan ministère du riz de l'huile des pistes rurales et cetera dajaleeg 50 ministères teg ci loxoom ndax mooy dauphin ba moom la ñuy xàllal ñu jël mbir ma teg ci loxoom ndax seen conception ñoom ci mbir mi ak ni ñu gisee sénégalais ak rapport politique bi ñu bëgg am ak sénégalais mooy sénégalais ki koy andil ceeb beeg diwlin bi kooku lay wekk la ñu bëgg mooy ñu ne Mansour Faye moo andi ceeb bi moo andi diwlin bi moo andi suukar bi moo ñu jox ci loo xam ne alalu réew mi la loolu naa ci dellu si ndax sénégalais il faut ñu xam ni nag la ca kanam dina métti de ñu jël ko jox ko mu wëlbatiku def ay commandam dans une opacité totale. xam nga problème mu suñu homme politique yi mooy rapport bi ñu am lu bari ci ñoom bokk ma bañ a généraliser ndax ca laa bokk rapport bu ñu am ak pouvoir ñoom rapport de jouissance la moo tax du ñu mus a wax nguur la ñuy wax nguuru mooy suñ ma falee dama war a noos rek suñu homme politique yi ñu ci bari ci ñoom bokk ñooy xeet goo xam ne ku ju doon sukuraat ci lalam sax ñu ne ko alalu réew maa ngi ne di romb dina jóg comp ci wàllam doog a ñëw de continuer sukuraatam moo tax la ñu waroon def mooy au lieu ñu def ay transfert
transfert d'argent nga xam ne laajul louer camion laajul louer camion laajul commander ceeb laajul commander diwlin laajul commander suukar te ak foo ko mun ci nattee moo ëpp njëriñ benn moo ëpp sutura ndax dem ci koñ yi dajale nit ñi ñu ran ñu leen di séddale ay ceeb image yooyu dafa rafetul sax ci Afrique ci 21e siècle bi ñu nekk amul sutura nit boo koy dimbale da nga koy suturaal it ñaareel bi mooy ménage yu sénégalais yi bëri na loo xam ne soxla nañ ko lu wuteeg ceeb am na koo xam ne tey nee nañu déplacement bi wàññi nañ ko te moom problème mu tension la am wala diabète soxla war naa mën a jënd garabam nit woo na ma booru Fuuta ne ma ñun suñu joxee ceeb lañ koy doy ñun am nañu ceeb ba noppi ñetteel bi mooy noonu nga gën a mën a dugalee xaalis ci économie bi parce que soo defee transfert sénégalais bu nekk jot li mu war a jot dem ci boutique koñam wala marché koñam jënd moo gën fuuf parce que économie bi yaa ngi koy dundal ñi yoroon seen stock mën a jaay moo gën nga dem jël sa benn waay fële wala sa ñaari waay dong jox leen ay milliards ñoom kese alors que économie bi mu ngi dox te transfert yomb na réewu àdduna yëpp transfert lañu def États-Unis transféré nañu ku nekk $3000 feneen ak feneen def nañ ko doo gis benn réew bu respecté boppam dajale nit ñi di leen jox ay saaku ceeb bu ko defee caméra tubaab bi ñëw di filmer ñu naan famine au Sénégal ak famine à bërëb sàngam amul sutura te ñoom amoon nañu fichier ba noppi ndax fichier bi ANSD dafa rek on a 588000 ménages ci koo xam ne yow nee nga 1 million de ménages ngay ciblé bourse de sécurité sociale sécurité familiale yi naka lañ koy joxe dañuy def transfert c'était le moment ñu associer les opérateurs dans un élan patriotique frais sax duñ ko ci jël ménages yi jot seen enveloppe dem régler seen soxla li ñu soxla ñoom waaye xam ngeen li problème bi mooy boo defee ay commandes moccaat mënu cee am surfacturation mënu cee am rétrocommission mënu cee am loolu rek mooy problème bi moo tax ñu choisir situation bi gën a compliqué bi gën a jafe ne ñoo ngi dem commandé ji ay ceeb. Ousmane Sonko bu Pastef du ñàkk sax xëy na ci xabaar yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci ngoon gi daañ ci dikkaat ci aw làcc wu gën a yaatu ci loolee nga xam ne tey jii moom mi jiite mbootaay googu la ci wàllu politique rotal na ko am lu bari nag loolu dingat na ko ci doxalinu njiit réew mi ak itam régime bi nga xam ne moom la jiite fi mu toll nii fii ci biir Sénégal xayma gi tey te dëppoog tey jii maanaam daal bu nu xaymaa lépp ci Covid 19 bi gën a yokk nag ñaar fukki nit ak benn daanaka yegg nañ ca ci ñi faatu gannaaw ban amee ñaar ñu yees ñoo xam ni wax nañu ne faatuwaat nañu yokkaat nag itam ci mbir mi daanaka yegg si nañ léegi ci ñaari junniy cas ma boo seetloo ak la ñaari junni tamit tollu fu téeméer ak juróom tey ji am na njàngat moo xam ne mi def nañ ko ci docteur bi nga xam ne moo di Marie Khemesse Ngom Ndiaye dikkaat na ci sax ñu teewlu. ci bésu tey bii di àllarba fukki fan ak ñett ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale def na résultat yi ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk test yi nga xamante ne réalisé nañ ko téeméer ak fukk dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar moom la ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi dañ leen di topp te di leen saytu juróom-ñett ci ñoom moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di fekk ci diwaan yi ci Médina am na ñett fii ci Dakar ci Touba am na juróom ñeent fukk malade yi nga xamante ne hospitalisé nañ biñ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróom-ñett cas grave am nañ ko ci service réanimation moo ñuy wax service Tawetas ci hôpital Fann am na ñaar hôpital principal am na juróom-benn yi ci des tëdd ci lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tal Sénégal mu ngi naqarlu di am yeneen ñaari nit ñi nga xamante ne làkku nañu génn nañu àddina te Covid 19 bi moo leen koo teg ñooñu nag ñu ngi nekk benn suñu papa boo xam ne am na juróom-ñaar fukki at ak juróom dëkkoon ca Touba mu ngi génn àddina démb talaata fukki fan ak ñaar ci mois de mai 2020 bi mu egsee rek ci li ñuy wax service d'accueil et d'urgence mooy ci bunt bi ci hôpital Matlaboul Fawzeyni foofu ci Touba. keneen kii fii ci Ndakaaru la ci Ngor moom tamit suñu papa la bu amoon juróom fukki at ak juróom moom itam mu ngi gaañu tey ci fajar gi ci 3h10 du matin mën nañ ko wax
ci mercredi bii fukki fan ak ñett fii ci centre Fann fi ñuy wax Kémo. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaale ay mbokkam ci ñaan ñoom ñaan ñëpp yàlla xare leen àjjana. ci bésu tey bii fi ñu toll ba mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu ngi ci 2 junni ak téeméer ak juróom ci ñi nga xamante ne ñoo am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar wër nañu 2 fukk ak benn génn nañu àddina ñu toog fii ci lalu hôpital yi tëdd fii ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak ñetti téeméer ak benn. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi bu leen wàll wante bu duggee itam du mën a tas ci Sénégal comme ni ñu koy defee actuellement ñu ngi leen di gërëm di leen di sant asalaam. kon ñoo ko déggandoo daanaka boo seetloo yëf yi junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay cas yoo xam ni ci benn fan ci weeru mai daanaka boo seetloo tamit 2 junni ak fukk ak juróom yoo xam ne jot nañ leen a xool tam ñu la di am tawat ji fii ni toll nii maanaam ñoo ñëpp dañu nekk positif maanaam 2 junni ak téeméer ak juróom ngeen baal ñu loolu te boo seetee tam li tolloog junni ci yoo xam ne itam ay contamination wàllante bi fukki nit ak ñaar yu faatu ci diggante fukki fan ak juróom ci xayma 12 personnes maanaam daal kon mbir mi ba léegi itam mi ngi gën a wéy ci wàllu nag itam wàllante bi ci askan wi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent la ñu wax daal na moom fi mu toll am na Ndakaaru nag moom moo yoonu pekk wi ndax Ndakaaru moom ci diwaan bi maanaam région Dakar bi yëpp junni ci ay cas yoo xam ne wax nañu am na fi mu toll nii ca Touba 2 téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay cas yoo xam ne jot nañ leen a xayma foofu tam ci tawat jile ci wàllu ñi ñuy wàllante ak jàppante doomu jàngoro bi ba léegi tam ca Touba am na kenn koo xam ne ki ñàkk na fa ba kanam góor la koo xam ne gi nee ñu mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at yàlla ak juróom ca l'hôpital Matlaboul Fawzeyni gannaaw ba nga xamee ne sax moom luy toll fukk ak ñeent ci ñoo xam ne daal ñu contact am na fa ak tam juróom yoo xam ne tam daanaka ci ak wàllante rek moo lañ ko jëlee tuuti sëy ci région bu Diourbel yépp Touba rek moom mooy wëy di am li nga xam ni moom mooy ay cas wu coronavirus bis bu nekk ay cas communautaire dinañ ko fi signalé bisub tey bi xamal nañu ni fukki nit ak juróom-ñeent ñoom ñoo fi am jàngoroy coronavirus juróom ci ñoom nekk ay cas communautaire fukk ak ñeent nekk ay cas contact bi yoon nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa sapeur pompier mucc ñu ci waa kër docteur di ñu xamal ni fukk ak benn ci ñoom bokk nañ ci cas contact yi patient bi nga xam ne nag moo ñàkk bakkanam muy góor gu toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom moom nag mi ngi wàcce liggéey fi nga xam ni moom mooy service urgence hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ci jamono yi nga xamee ni nag jàngoro ji mi ngi gën di law saa su nekk ci la nit ñi di gën a nekk lu bëri ci biti li ko waral mooy couvre-feu bi nga xam ni dañoo wàññi waxtu yi waaye tamit marché yi nga xam ni dañoo ubbi ak li nga xam ni moom mooy bërëbu jullikaay yi mu mel ni kon wàllante bi mën naa gën a yokku te it am na ci ñoo xam ni mbir mi dafa mel ni sax yëngalu leen ndax li nga xam ne moom la ñuy wax ay mesures barrières bëri na ci ñoo xam ni toppatuñ ko muy ci marché yi muy ci oto yi nga xam ni dañuy dem ak a ñëw rawatina oto yi nga xam ne moom la ñuy wax Mbàkke Touba foofu nit ñi dañuy toog jàkkaarloo te di nga ci gis ñoo xam ni duñu sax takk masque ñeneen ñi nombre bi nga xam ni moom lañ leen wax moom la ñu war a yepp dinañ koy romb bu ñu gisul way takk der comité régional gestion des épidémies déggaatuñu beneen mesure bu bees boo xam ne jël na ko ci jamono yi nga xamante ni mbir mi jéggi na dayoo ñu fàttali ni xalifa général des mourides jox na ndigal bépp taalibe ñi nga xam ni ñoom ñoo fas yéenee julli ji ci jumaa ji ni lépp loo xam ni rek tënk nañ ko ci ay mesures nañu ko respecté Tuuti Sey Mbàkke Sud FM. Tuuti Sey ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak juróom-ñaar ñoo xam ni itam am nañ ay contamination ay wàllante ci commune bu Tambacounda toll ci fukki nit ak ñett yu feebar ci Covid 19 bi fi ñu toll nii am na ci fukk ak ñaar yoo xam ne daal wax nañu ne sax ci foofee ci centre hôpital ba nekk ca diwaan boobee la Boubacar Tamba. juróom-ñaari kaawu coronavirus ñu am tey jii ci diwaanu Tambacounda daanaka lépp ci biir commune bi ci boppam la mu di ay kaawu contact juróom-ñaar dañ fi amoon naka altine bi weesu laaj ba jib nag mooy ba xam ndax épicentre bu mbas baa ngi bëgg a toxu fii ci biir commune Tambacounda ndax gis nañ ni département Goudiri moom am na yeneen juróom-benni nit yu weex la ca xaw a doy waax moo di ne ci fukk ak ñetti maladu commune Tambacounda fukk ak ñaar yëpp ay agent yaay liggéey centre hospitalier régional bu Tambacounda lañu ba tax na mu am ñu yëkkati ay kaddu di ñaax kilifa nguur gi ngir ñu taxaw ci lu gaaw lal ab plan Marshall fexe itamit ba aar waa kër docteur fa nekk li ko mooy hôpital régional bii nga xamante ni daanaka askanu réew ak diwaan yu wóor yëpp ñoo fay dem fa dina faju dina doon luy jafe Boubacar dama doon tey jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud Afrique.
Boubacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ubbite école yi ñu ne fax ñaari fan ci weeru juin jàngalekat yi ne daal fokk nag mu amaat weneen tëralin kët moo gën a wóor Josette Kali. yile jàngalekat seen xel tey na lool te ñu ngi jibal ay laaj yu bëri bëri ci lu ñu war a dellu école ci ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëgmal. parce que lii kenn mësu ko xam mu ñuy professeur muy élève donc c'est une situation nouvelle bu ñu war a xool ba pare doo commencé courir mais su loolu amulee day jafe-jafe. dañu ne waxu kilifa moom jëfe rek waaye naka lañ koy jëfee looloo jaraw laaj ndax xale yi ku nekk la ñuy jóge léegi ñu war a dem école léeg-léeg da ngay dem ci école boo xamante ne benn prof mat moo fay ne wala ñaari prof mat nga éclater classe bi def ko ñeenti classe ñan ñooy jàngale foofu naka la ñuy jàngale yan heure la ñuy jël est-ce que loolu dina sotti loolu daal mooy suñuy question yu bare récréation yi dañ daan dajaloo ci biir cours bi mais problème enseignant dana am classe d'examen yi bu ñuy ubbi dafa am loo xamante ne moo war a jiitu ndax matériel bi disponible na. bu ñu sukkandikoo ci Youssoufa Sakho professeur bu physique chimie ca lycée Seydina Limamou Laye bu nekkee ca Guédiawaye ak Corogay Jaxate di professeur éducation artistique musicale ca CRFPE ñoom jàpp nañ ni am na benn liggéey boo xamante ni bu am solo la bu ñu war a amal laata boobee dellu ngir mën a matal bile dogal. dans la mesure où terminale yi troisième yi ak seen ñooy dem dañoo war a xool nu ñuy def ba séparer classe yi en des groupes de 20 parce que classe dañoo pléthorique classe mënul nekk classe de 50 élèves dans le cas de Limamou Laye 50 élèves minimum. le 2 la ñu war a ubbi le 2 ñëw na ba pare. bëri na daal dañ ko wax nii mais dara nekkagul ci école. dafa benn emploi temps pour xool nu ñuy jàngal xale yi suñ ko defee du sotti donc c'est la première chose. ci yooyee gàllankoor ñëw na yokku jafe-jafe bi ñuy jibal ñoom ci mën a wàcc woo bu baax a baax ak lépp loo xamante ni moom la ñu mën a def ngir mën a fagandiku ci bile jàngoro donte mbir yi matul ci école yi. préparé ay eau de javel ak ay mesures barrières mu yooyu ci à l'entrée de l'école am thermoflash am masque yi. te benn masque doyu ndax masque yooyu am na. école yëpp amuñu ndox ñu war a raxasu. ñun professeur expliquer élèves comment il se comporter. looloo tax yile professeur di sàkku ñëpp dugal ci seen loxo ba école bañ a nekk bërëb bi nga xamante ni fa la ñuy gën a yaatalee mbas mi. ensuite mais loolu communauté yëpp ñoo ci war a bokk. parents d'élèves yi comité éducatif professeur. waxtaan ak association yi nga xam ne ñooy intervenir ci école yi. waxtaan ak autorités yi. waxtaan ak maîtres yi. parce que tamit sensibilisation bi fépp la. liggéey bi ñëpp ci war a jàpp ndax xale yi société bi lañ. ci ay kër lañu jóge ñi ñëw ci école bi. ci ñaari fan ci weeru juin yile jàngalekat dinañu dem def seen liggéey waaye ñu ngi yaakaar ni conditions yépp dina mëtandi ba liggéey bi mën a ñoŋ. ca Thiès moom jàngalekat yi bokk ci FEDER ñoom daal dafa mel ne mbir mi dafa leen sax faf metti ndax daal li ñu wax nag daal mën na indi ay jafe-jafe lool ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll ñaari fan ci weeru juin daal ànduñu ci Moussa Diène waxtaan ci ak Babacar Ndaw li ñu mën a wax mooy am xol bu metti ak mbetteel ci façon bi nga xamante ni moom la suñu kilifa yi gérer li nga xam ne mooy crise Covid 19 bi. depuis bu ma commencé ba léegi li ngay gis mooy ay contradiction ay weddante ci seen biir ca fa gën a mag nag am nga au plus haut sommet de l'État confusion bu doy waar cacophonie bu doy waar tâtonnement bu doy waar pilotage à vue bu doy waar bi nga xam ni askan bi finalement ñoom xamatuñ sax dëgg-dëgg ci lañ la ñu jàpp donc ñu gis ni ñii daal franchement am na lu leen gën a yitteel lu dul wàllu wér-gi-yaramu nit ñi dañuy mel nañ daal wàllu koom-koom moo leen gën a yitteel seen milliards yi ñu investiroon naka la ñuy def ba duñ ko ñàkk ci wàllu njàng mi ak ci yeneen secteur mais également naka la ñuy def ba sur le plan économique ñu bañ a am yenn jafe-jafe yi mais wér-gi-yaramu nit ñi dafa mel ni nekkul li nga xam te ni moom li leen gën a itteel parce que li koy firndeel mooy naka lañ mun comprendre jamono bi nga xamante ni bi ci la jàngoro ji gën a doy waar maanaam courbe bi di gën a yéeg jamono bi nga xamante ni bi li ñuy wax pic bi akaguñ ca ci jamono boobu ngay programme naan nit ñi nañuy delluwaat ci l'école yi pour njàng ak njàngale bi commencé waat yaakaar naa ni irresponsabilité gënul rëy loolu bu fekkente ni wér-gi-yaramu xale yi ak ñi yore l'école bi mooy li la ñor yaakaar nañ ni da ngay xaar ba am toutes les garanties nécessaires pour nga mën a fexe donc nooy redémarrer li nga xam te ni mooy enseignement apprentissage yi moo tax ñun waa FEDER ñu ni jot na tey ji ñu taxaw def li ñuy wax tirer sur la sonnette d'alarme mooy yëkkati suñu kaddu ñëpp dégg ko ñu xamal ni état bi na jël ay responsabilités moom mat sëkk ci li nga xam te ni moom la bëgg a def mais di wax également lii di parents d'élèves yi nañ jël seen responsabilité parce que seen njaboot aussi fu ñu koy dugal nañ ko xam-xam naam lu baax la mais wér bala ngay xam beneen bi aussi jàngalekat yi ñu leen di xamal ni leen bu ñu nangu mukk ñu def la lu nga xam ne ëllëg si biir danañ ci xar seen bopp également ëllëg si biir danañ ci am ngaañu te danañ ci gaañ askan bi moo tax ñoom nañu xool bu fekkee ne ni conditions yi remplir nañu pour que lii ñuy wax enseignement apprentissage yi mën a commencer waat boobaa am benn problème mais à défaut de cela ñu wax leen ku ci nekk na nga taxaw jël say responsabilités parce que l'heure est extrêmement grave et il est question aujourd'hui que ku ci nekk jël say responsabilités.
li aju ci wàllu at mi daal ki nga xam ne inspecteur la woon bu yàgg nekk daal di Maurice Ndéné Varor ne daal at mi ñàkkagun ko waaye nag dañoo waroon na daal fexe ba rek dem ba ca weeru octobre moo gën ñu koy def ci ñaari fan ci weeru juin ñu déglu ko ñu micro seen man kan. waaw année blanche moom mënuñu koo wax parce que élèves yi jàng nañu ba mars nag bu ñu demee ci les congés de la jeunesse et la quinzaine de la jeunesse et de l'indépendance ci le discours bi président à partir du 14 dañuy tëj école yi bon nag def nañ octobre novembre décembre ba mars te def nañ composition premier semestre bon nag mën naa wax ne année blanche amul mais nag année bi mën nañ ko invalider dans la mesure où programme bi jeexul ñi nga xam ne ñuy def sixième par exemple ñuy def cinquième ñuy def quatrième ñooñu il faut ñu terminer seen programme pour mën a jàll ci classe supérieure ñu nekk sixième ñu mën a dem cinquième ñu def cinquième mën a dem quatrième et cetera même chose aussi pour élémentaire bi ku nekk CI pour dem CP il faut que ñu programme bi mu mot voilà pourquoi donc année invalidée mën na am mais année blanche am mënu ko wax waaye su dee par exemple ubbi nañ ci mosquée yeeg yooyu marché yeeg yooyu ñooñu ay mag lañ mais xale te mën ko contrôler su la rëccee ba ne mu ngi dem école xamoo fu muy dugg xamoo fu muy dem muy sol ay masque wala muy raxasu yooyu yëpp yooyu c'est pas prudent moo tax man d'accord naa ci syndicat yi ak waajur élèves yi naan man sama doom bëgguma mu dem école situation bu mel nii man def naa juróom-benn at ci inspection d'académie bu Tambacounda am na fu ñuy wax poste de la Falémé am na ñoo xam ne ñu ngi boori Mali mais ci Sénégal lañ bokk pour dem foofu il faut nga traverser dex boobu ñooñu sama benn xarit woon na ma ne nag yéen taw na barkat dem xam nga dem taw na foofu te léegi depuis indépendance chaque année école yi Kédougou yi mois de juin la ñuy tëj parce que soo nekkee Médina Bakel bu mu taw yow doo ko mën a ñibbi Sénégal te jaaroo par Mali foog nga dem Mali dama jaar Bamako fu ñu jaar Sénégal parce que mënoo jógee foofu dem Nafaji pour ñëw Kédougou waaw ñooy tëj Bassari aussi Étiolo et Barak moo tax nag ci 2 juillet ñu ne dañuy def cours ñu def examen mais am na classe yoo xam ne aussi ñu ngi si abri provisoire suy taw rek ngelaw li lépp du naaw ay gattax lañ koy defaree wala ay crinquin te yooyu élèves yooyu nga xam ne ñu ngi ay CM2 ci classe abri provisoire wala 3e parce que collège yi fépp ñu ngi ci biir Sénégal macha allah ñooñu nan lañu leen di def seen professeur la ñuy defee cours nguur gi yéen a gëstuwaat ci fii xaar jokk yakam ci octobre novembre mun nañ dalal xale yi ñu def seen examen ñi nga xam ne 6e ñu mën a dem 5e parce que dañuy cours yi. li aju ci wàllu njàng mi fële ca Thiès inspection ba fa nekk ñoom ñu ngi tàmbali di waajal ñaari fan ci weeru juin balewaat defaraat mbir yi xool daal itam li nga xam ne mooy gën a mën a seetal béréb yooyu jëli yeneen i matuwaay itam ak masque yeeg yu ne kii di Pape Baba Diassé bu di IA ba Thiès bu Thiès waxtaan ci Babacar Ndaw bi ci njëkk mooy ci wàllu ci wàllu set il faut déjà écoles yi ak établissement yi ñu raxas ko ba mu set def ci loo xam ne daal lépp loo xam ne lu bon loo xam ne day war a mën a indi jafe-jafe ci wàllu wërgu-yaram ci xale yi ñu fexe ak service d'hygiène ñu dindi ko waaye tamit fexe ba nga xam ne lépp loo xam ne day tax ñu mën a toppatoo loolu ñuy wax les mesures barrières maanaam yi nga xam ne mooy tax ñu mën a mucc ci mbas mi Covid-19 muy les gels alcoolisés muy masque yi nga xam ne moom la ñuy sol muy saabu muy lave-mains lépp rek loo xam ne daal jumtukaay la boo xam ne day tax xale yi mën a mucc ci mbas mi ak jàngalekat yi bu soobee yàlla balaa ñu naan le 2 lépp dina yegg ci écoles yi ak établissement yi waaye tamit loolu ci wàllu wërgu-yaram la waaye ci wàllu njàngale mi écoles yi dañ koy organiser waat noo xam ne classe bu nekk du weesu ñaar fukki élèves ma joxe rek exemple boo jëlee classe boo xam ne juróom benn fukki élèves la dañ koy xaaj ñetti pàcc bu nekk am ñaar fukki élèves benn jàngalekat téye ko loolu moo tax sax ñu wax ne jàngalekat yëpp ñooy dellusiwaat ci écoles yi ak établissement yi waaye ci wàllu élèves yi nag élèves bu CM2 élèves bu 3e ak élèves bu terminal rek ñoom ñooy delluwaat ci école bi ci wàllu transport léegi am nañu yaakaar ne balay booba parce que ministre des transports mi ngi ciy waxtaan ak ministre de l'éducation nationale pour ñu xool ban dispositif la ñuy tëral ci wàllu transport xale yi duñ ci am benn jafe-jafe ñi nga xam ne defuñu examen parce que dañuy wax année invalide ak année blanche man mii di wax ak yéen xam naa lan mooy année blanche ak année invalide parce que dama ko dund am na ñoo xam ne des nañ maanaam continuer wuñ ci njàng mi parce que dañu tombé ak année invalide donc bu ñu demee ba xalaat président de la République xalaat ne dañu war a fexe ba mucc ci lu mel noonu pour xale yi ma jàpp ne il faut ñëpp taxaw ci léegi nag du caa gën ni rek classe d'examen yi ñoom ñooy jàngi rek ñee aussi ñu fàtte leen déedéet ñooñu ministère éducation nationale dañu taxawal
ci tubaab li ñuy wax apprendre à la maison maanaam jàng ca kër ga am na déjà ci foofu noonu am na canal éducation chaîne de télévision boo xam TNT la bu ñuy wax canal éducation nga xam ne RTS daf ko jëlaat ak rajo communautaire yi ak yenn télévision communautaire yi di ko rediffuser muy programme boo xam ne ay jàngalekat yu xarañ ñoo ko defar te inspection générale de l'éducation et de la formation di ko saytu programme boobu dafay continuer ci loolu tamit am na ci ay initiatives yoo xam ne am na école yoo xam ne jëloon nañ ko pour encadrer seeni élèves ca kër ga waaye fan yi dinañ xalaat xool aussi naka la ñuy fexee xale yooyu ñu jël leen en charge certainement du point de vue de l'évaluation de toutes les façons moom daal li ñu jàpp fi mu nekk nii daal mooy dañuy fexe ba nga xam ne li ñuy wax année invalide wala année blanche bañ a am. rajo yi tamit fële ca Ndar ba léegi waa askaay bi nga xam ne imaam Abdallah Sall moo ko jiite ñu ngi rafetlu ubbite gi ubbiwaat maanaam jàkka yi waaye nag fokk itam ñu jël yeneen i matuwaay toftal ko ca Abdallah Sall. xam ngeen ni feebar bi feebar la boo xam ni sonal na àdduna bi yépp waaye ñaar ñooy solution yi mooy moytu ak ñaan yàlla ba yàlla jële ko fi ñuy ñaanal yàlla itam ñu génn àdduna ci feebar bi yàlla jéggal leen yaram leen. bu loolu passé xam ngeen ni mbokk yi mbir yi bi mu commencé depuis le 2 mars weer wi nekk ay coono yu jékki-jékki te marché yi dakkal transport bi dakkal jàkk yi ay église dëgg la xalaat bu am solo la ndax ñi ko def jubluwuñ ci woon lenn lu dul bëgg doomu aadama yi mucc li mu président mu ja wax nag rawatina ci couvre-feu bi 9h 10h a baaxoon wax dëgg yàlla mbokk yi 10h moo doon li baax xam ni daañu mën a naafil la waaye 9h mooy 8h rek beneen bi itam limitation ci jàkka yi lu mën a nekk la waaye nag monsieur l'intérieur ni ngeen xoole transport yi ba ni transport buy yeb ñeent 2 la war a yeb dégg nga buy yeb juróom-ñett yeb ñeent buy yeb 80 yeb 40 noonu ngeen ko tegee buy yeb 50 yeb 25 kon jàkk yi itam ci base boobu la war a nekkee parce que lu toll na jumaa Touba boo nee ko 15 personnes kooku dafa mel benn melentaan ci dëkk rek jumaa Tiwaawoon nga ni ko 15 personnes jumaa Laayeen nga ni ko 15 personnes jumaa Ñaseen Medina Baye jumaa Cenaba jumaa Njaasaan jumaa Kër Sëñ Abbas ngeen leen 15 loolu mooy benn kii ci cin rek kon monsieur le ministre de l'intérieur ñu ngi ñaan waxtaan wi nañ ko yaatal ko bu baax bu ko defee semaine bi yëpp ñu waxtaan ci ba am lu gën a dégg nga am solo. ca Thiès bu ñu fa delloo société bi nga xamee ni moom la ñu dubbee nouvelle société textile seen boobule nga xam ne moo nekk société boo xam ne day ñaw di ay ndima moom daal wax nañu ne moom la ñu jël daal ci entreprise yi mu war a jël fukki millions ci ay masques yoo xam ne yi ni ko njiit réew mi waxee ñoo ko fas yéene ñaw ministre bi ñu dénk wàllu fànn boobule di Moustapha Diop demoon xool mbir yooyu le doon ko nemmeeku ji Babacar Ndaw kër gi di UNICEF nekk ci Thiès ñu gën ko xamee ci defarub tissu ñaw jamono ji nag ci wàllu defar masque de qualité ak yoo xamante ni ci norme mu ngi ciy def ay jéego yu am solo Ibrahima Macodou Fall di njiitulub UNICEF. COMACET nag entreprise bu ñu taxawaloon la depuis 2015 xaalis bi ci boppam dañ ko bàyyi woon ca banque ba depuis 2015 muy nelaw mois de mars nag la ñu décidé démarrer ko bu ñu décidé démarrer ko nag par mbir mi am te ñu gis ne suñu état soxla na ay masques en tant que industriel engagé pour ce pays ne nag naa jóg looloo tax ma ne donc ñu démarrer par production de masque ba pare nag continuer ak li nga xam ne moo taxoon ñu sànc société. xarala yooyu ak commande yi mu si jotagum def tax nag gouvernement bu Sénégal si fukki million masque yu ñu fas yéene liggéey fas yéene si jox pàcc bu am solo kër gi di NSCS Moustapha Diop di ministre bu yor wàllu industrie. NSCS dafa arrêté woon liggéey lu woon jamono yëpp mu génn mais ak Covid 19 bi dafa reprendre ses activités te ñun en tant que ministre de l'industrie lii suñu wareef mooy jàppale industrie pour ñu taxaw gën a soqali ko bokk pour industrie mën a jëm kanam ñu commandé fi nag 200 000 masques te ñu ngi jëm après dañuy commandé at 500 000 masques jëm ba 1 million de masques pour jàppale NSCS mu mën a relancer wu bu ko defee textile bi mën a avancé wu jëm kanam donc vraiment tey loolu moo ñu fi indi woon tey gis nañ ne aussi vraiment foofu jël na ay doomu dëkk bi di liggéey si te loolu aussi yaakaar naa ne lu yokk emploi la yokk koom-koomu dëkk bi di dëkk Thiès. mbasub Covid 19 bi mel na ne tey jii ubbi na beneen bunt ginnaaw jafe-jafe yi ñu ne ko woon ci kër gii di NSCS nit ñi nag di xaar li nga xam ne moom mooy jàppandilu nguurub Sénégal ngir tey jii may ay doomu Sénégal ñu mën ci gis seen bopp jamono jii téeméeri xale yu Thiès ñoom ñooy amal liggéey boobu Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ganu bés bi. kooku nekkoon na fi inspecteur ci wàllu njàng mi di Maurice Ndéné Waror jokkoo ak ab Eliman man ci wàllu njàng mi. Maurice Ndéné Waror Sud FM mi ngi lay nuyu.
waaw maa lay fay. nekkoon nga fi inspecteur d'enseignement ci Sénégal ci yenn ci région yu waaw. bëri dañoo nemmeeku ne ak mbas mi am ci réew mi di Covid 19 bi ñu bëri daal ñu ngi xalaat wàllu année blanche donte nguur gi moom bugg ko xalaat benn yoon defu ko sax ci ay plan am mun nga ñu wax lan mooy année blanche ci dëgg-dëgg. waaw année blanche moom mënuñu koo wax. parce que élèves yi jàng nañu ba mars nag bu ñu demee ci les congés de la jeunesse et la quinzaine de la jeunesse et de l'indépendance ci le discours bi président à partir du 14 dañuy tëj école yi bon nag def nañ octobre novembre décembre ba mars te def nañ composition premier semestre bon nag mën naa wax ne année blanche amul mais nag année bi mën nañ ko invalider dans la mesure où programme bi joxul ñi nga xam ne ñuy def sixième par exemple ñuy def cinquième ñuy def quatrième ñooñu il faut ñu terminer seen programme pour mën a jàll ci classe supérieure ñu nekk sixième ñu mën a dem cinquième ñu def cinquième mën a dem quatrième et cetera même chose aussi pour élémentaire bi ku nekk CI pour dem CP il faut que ñu programme bi mu mot voilà pourquoi donc année invalidée mën na am mais année blanche am mënuñ ko wax waaye te aussi année bi mën nañ ko sauver ba tey léegi ñooñu nga xam ne dañu war a def seen examen waa CM2 yi waa troisième ak waa terminal ñooñu seen année ñu dee def nañu seen examen yi ci schéma bu ñu taxawal ñoom seen année mënuñu wax ne blanche na mënuñu wax ne invalidé mën nañu ko valider mais yeneen cas nag ñoom il faut état bi jël ay dispositions pour que fekk octobre novembre décembre élèves nga xam ne ñoo nekkoon CI CP wala C1 C2 CM1 il faut que ñu def tout pour que diggante octobre ak décembre ñu jàngal leen bu ñu terminer seen programme su boobaa nag année scolaire 2019-2020 valide nañ ko léegi nag ñu jublu ci 2020-2021 te foofu entre janvier ak juin mën nañu aussi def tout pour terminer programme bi su dee nga kii ndax mi dem na. inspecteur mun nga dellu si taarix wax ñu ndax mës nañu am année blanche ak li ñuy woowee année invalide suñu réew. waaw mos nañu am année blanche en 88 réew jàngalekat yi dafay yàggoon léegi nag année blanche la woon ñëpp dañuy redoubler woon bac amuloon et cetera ñu ne année blanche ñu reprendre le tout maa ngi fàttali ko boobu man maa ngi woon professeur lycée Demba Diop de Mbour élèves yi dafa leen yore après day doon sa ensuite ñu jëlaat lañ terminal parce que defuñu woon dara kooku année blanche la woon 68 amoon na grève bu métti mais dañuy demoon ba mais grève bi éclaté mais année bi dañ ko validé woon octobre dañ defoon examen yi bon nag benn année blanche laa fàttaliku mooy 88 am na yeneen année université nag léegi la ñu ne année invalidée parce que dafa am quantum horaire maanaam waxtu yoo xam ne moom la ñu war a jàng pour jeexal seen i programme mais nag Sénégal vraiment tey mënuñ wax ne danañ am année blanche année bi mënuñ blanche mën nañ ko invalider mais blanchul. inspecteur. waaw léegi seetlu nañ ne ni nguur gi jëlee dogal ne dañuy ubbiwaat l'école bi ci ñaari fan ci weeru juin ñu bëri ci waajuru ndongo yi ak ñenn ci syndicat d'enseignants yi ñoom nee nañu daal ànduñ ci benn yoon yow lu si sa taxawaay ndax nee nañ il faut que yenn conditions yi ñu dajale ko pour mu mën a dellu ci école yi lu si sa xalaat. waaw xam nga man su dee par exemple ubbi nañ ci mosquée yeeg yooyu marché yeeg yooyu ñooñu ay mag lañ mais xale dafa nag xale te mën koo contrôler su la rëccee ba ne mu ngi dem école xamoo fu muy dugg xamoo fu muy dem muy sol ay masque wala muy raxasu yooyu yëpp siwul c'est pas prudent moo tax man d'accord naa ci syndicat yi ak waajur élèves yi naan man sama doom bëgguma mu dem école ci situation bu mel nii loolu ko yàkkamti nañ jëm yàlla rek xam ne xale la te mënu koo contrôler su génne duñee biir classe waaw responsabilité école bi la responsabilité nguur gi la mais su génnee dañuy di këram xamoo ko muy jot ñoo lépp si moo tax par prudence waruñoo gaawantu nañ bàyyi xale yi ñu xaar ba octobre suñu yàlla defee lii mbas mi dem comme ça ñu defal leen ay cours fii ba décembre man def seen examen mais daal man nga xam ne gis na ay lu bëri lu ñuy jënd nee nañ léegi virus bi daay dem ci douche yi égout yi daay dem ci robinet cuisine yi yoo def ngi ci biir te nawet dañuy jëm léegi xale bi su jógee école la dañuy bi wala ñu këram dem école daay mën na xuus si biir ndox mi est-ce que virus dana ko ci loolu lépp ngi si biir bon nag man par mesure présidentielle dañuy bàyyi noonu pour le moment nawet lañ jëm te nawet dafa diis ci Sénégal te loolu weesoo aussi équité li ñu la par exemple li ma leen waaw équité nag bu ñëpp yëm waaw comme loxoy baraab mais nag équité mooy loo xam ne nguur ki jël ko daf ko jël comme ndigal ne ko yëpp bénéficié man def naa juróom benn at ci inspection d'académie bu Tambacounda xam ne suñuy wax poste de la Falémé benn fleuve la boo xam ne benn dex boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi boori Mali mais ci Sénégal lañ bokk pour dem foofu il faut nga traversé dex boobu ñooñu su nga benn xarit woon ma ne nag yéen taw na barkat dem xam nga dem taw na foofu te léegi depuis indépendance chaque année école yi Kédougou yi mois de juin la ñuy tëj parce que soo nekkee Médina Basse du mu taw yow doo ko mën a ñibbi Sénégal te jaaroo fan Mali foog nga dem Mali dama jaar Bamako fu ñu jaar Sénégal parce que mënoo jóge foofu dem nafa ji pour ñëw Kédougou waaw ñooy pays Bassari aussi Étiolo et Barak ñoom yëpp aussi c'est ay zones yoo xam ne su tawee rek te mënu faa dem te nguur yaa ngi naan enseignants yi dañu leen de dugal ci oto yóbbu leen su nekk Kédougou réew de Saraya département Saraya léegi nag ñu war a dem Saint Soutou ñu war a dem Sabodala ñu war a dem Médina Basse après foofu nag dafa am oto yu leen di yóbbu foofu loolu yëpp am na ci biir moo tax ma ne man daal équité bi daal mooy ne ñëpp mu nekk
dem jàngandoo mais nag loolu condition yooyu amaguñ ko mën nañ ko def Dakar fii Thiès Kaolack et cetera Ziguinchor on peut man maa ngi actuellement Kolda dafa am lu may liggéey foofu mais am nañ zone yoo xam ne dem fay dem mais ci nawet du ma fa mën a dem parce que actuellement ndox mi suñu ñëwee kenn du mën a dem ci biir dund Yoro Fula par exemple département de Vélingara zone yooyu am na ay zone yoo xam ne ci nawet su tawee rek dootoo mën a dem foofu moo tax nag day juillet ñu ne dañuy def cours ñu def examen mais am na classe yoo xam ne aussi ñu ngi si abri provisoire yi suy taw rek ngelaw li lépp du naaw ay gattax lañ koy defaree wala ay crinquin et yooyu élèves yooyu nga xam ne ñu ngi ay CM2 ci classe abri provisoire wala troisième parce que collège yi fépp ñu ngi ci biir Sénégal macha allah ñooñu nan lañ leen di def seen professeur fan la ñuy defee cours pour mën a defi BFM mën a defi certificat boo nag loolu rek mën na tax nguur gi gën a gëstuwaat yi fii xaar doot ko yàkkam ci octobre novembre mën nañ dalal xale yi ñu def seen examen ñi nga xam ne sixième ñu mën a dem cinquième parce que dañuy cours yi léegi nag à partir de janvier 2021 ñu reprendre une nouvelle année scolaire te encore am na ay dispositions yoo xam ne mën nañu ko jël ay jàngalekat yaa ngi fi ñu xarañu ni syndicat yaa ngi fi parents d'élèves yaa ngi fi mën nañ def benn teral benn kii boo xam ne dañuy suspendre lépp su la defee fii ba octobre en dehors ak hivernage sax mën naa ne man nangu naa ñu reprendre mais hivernage daf bëri loo xam ne nawet daa bëri problème Sénégal loolu nag ñuy taw xale yi dañu ñëw bi ñu jàng si loolu tamit ci biir parce que Sénégal xamul loolu loolu soo demee ay Congo ay Cameroun day taw tout le temps dañuy jàng mais ci Sénégal suñ commencé taw rek ku nekk tëdd sa kër ñoom mënumaa dem transport oto yi loolu yëpp am ci mais du ñu yàkkam ci dem 2 jours à l'école kooku man aduma ci te su benn bataaxal boo xam ne su ma ko yónnee ci journaux yi xëy na man dinaa ko mën a approfondir. su defee mi ngi lay sant di la gërëm Maurice Ndéné Waror ma fàttali ne yow inspecteur d'enseignement nga woon fii ci Sénégal. jërëjëf Assane Thioune mbokk yi kon foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.